doon ragal sax mais. waaw man noppi sax ngeen am. te ngeen a yem ci wax. waaw mu yem sax ci sama li ma war a wax. waaw moo gën na. waaw mu yem ci li ma war a wax. ay ci Ahmed donc ci xëtam gu njëkk bokk na ci ponk yi nga xam ne moom la xëyee mu di li nga xamante ni moo di Vox Populi mu ñëwal décision bi nga xamante ni CNRA fas yéene daal di koo jël mu di daal kuréel bi nga xam ne moom mooy régulariser lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum audiovisuel Babacar Diagne mi ko jiite nekkoon fi tamit njiitalu li nga xam ne moo di RTS 1 moom nag jot naa yëkkati li nga xam ne moo di kàddum ni ki démb ne ñëpp ñi nga xam ne daal daanaka ñoo yëngatu ci wàllum média bokk ci ñi nga xam ne ñoo di ay journaliste wala ñu nekk animateur rek la mu mënti doon am ab émission wala rubrique di ci daal dekk yëngu ñoom du ñu mën a amal li nga xamante ni moo jëm ci wàllum élection yooyu la ci diir bi ci campagne bi donc ab vidéo la boo xam ne jot na ko fësal ñu daal di ko teewlu rek daala dellu si waat ci plateau bi càmbar kàddu yi nga xam ne ñamu yitteel jot nañ ko yëkkati ngontam. ñi nga xam ne ñi dañu nekk ci télévision yi yore ay émission yore ay programme waaye nekk ay candidat ci local yi ñooñu am na moment boo xam ne bi jamono boo xam ne bi dootuñu mën a def yooyu émission dootuñu mën a animer yooyu rubrique fi léegi campagne bi jeexul fi léegi vote bi jeexul ñi ñuy wax nag mooy ñaam émission la ñuy wax mën nga yore télévision jiitu ko di campagne te amoo émission ñaam émission la ñuy wax ak ñi am rubrique ci émission yi ndaxte ki moom télévision wala ki jiite télévision ñëw ci télévision bi di wax ci ay tout le temps am émission bu mu am ki nga xam ne dafa nekk nag léegi dafa yore émission wala di amee benn rubrique tous les jours mu nga antenne loolu mooy liggéeyam kooku la ñuy wax ne bu nekki candidat ci local yi kooku mënul continuer di def émission boobu pendant que ñu ngi campagne ci élection locale yi léegi li des nag mooy kañ la ñu koy arrêté kañ la ñuy dakkal loolu waaw il faut ñu li benn maa wax ne bii collège CNRA dafay réunion dafay daje fii ne à partir de date sangam képp koo xam ne kii yaa ngi animé émission wala yaa ngi animé benn rubrique ci ay émission boo nee candidat ci élection yi dootoo ñi nga xam ne voilà donc Ahmed kàddu yi mu ngi noonu mu di kàddu ki nga xamante ni moo di Babacar Diagne mi jiite li nga xam ne moo di CNRA moom li nga xam ne mooy saytu lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu audiovisuel donc moo yëkkati ay kàddum ngir rek artu mais itam jox yoon bi nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu média fas yéene nekk candidat ci élection yi ñuy dëgmal li ni mel nag Vox Populi comme ni nga ko gisee ci xëtam bu njëkk mu jot koo xëyee moom tamit journal bi dara dellu si waat ci ñi nga xamante ni ñoom la mbir mi sax bokk ci ñi mu gën a yitteel gis nga ko Ahmed Aïdara ak nga xamante ni mooy daal Mamadou Ndoye Bane ñoom daal kenn ku ci nekk jot naa yëkkati ay kàddu mel ni koo xam ne daal da ngay dànkaafu moom mi nga xamante ni moo di kii la di Ahmed Aïdara moom dala jàpp ne moom soxlawul benn yoon sax li nga xamante ni moo di utiliser la nga xam ne moom lay dal di def rajo wala télé ngir mën a li nga xamante ni moo di campagne am ñeneen ci desam dala jàpp ne maanaam xëccoo xiiroo ŋaayoo bu ñu fas yéene daal di juddulu la ci seen diggante même bu fekkee sax ñaar ñi nga xam ne ñoo ci gën a fës la nekkul ñoom kese la dala yitteel parce que tam bari na ñoo xamante ni ay taskatu xibaar lañ ñoom tamit bokk ci li nga xamante ni moo di ci wàllu média mais tamit fas yéene samp li nga xam ne moo di seen dënd loi bi ni mel Ahmed lan lañ ci mën a jàpp ak tamit est-ce que mën nañoo comprendre carrément que ni li ni mel lu normal la ci élection yoo xamante ni nit mën naa jëfandikoo atu ba mu am pour gën a exposer boppam ci kanamu askan bi. man de bi ma dégloo léegi Babacar Diagne dama choqué quoi parce que man je croyais que ne. dañ leen di tere ci ñuy campagner seen émission yi wala ñu toog ci seen rubrique yi di ko campagner man loolu laa jàppoon. mais allant jusqu'à dire la personne arrêteel sa liggéey. c'est que loolu la quoi parce que. métier la aussi le journaliste li muy def métier la. c'est comme si keneen kuy liggéey yor beneen poste feneen nga ne ko bu campagne jotee dootoo liggéey c'est-à-dire moom loolu ci yan base la koy tegee moom ak patron am ci nan la ñuy def ba patron bi koy fay chaque mois kooku njariñ boobu mu ko amal ci këru liggéeyukaay ba dootul def liggéeyam man je pense que ne bon xaw ma lan lañ ci jublu mais pour man. non c'est anormal parce que pour man lu ñuy ut mooy équilibre. mooy que ñu yemale ñëpp. waaw effectivement ci yemale ñëpp bi man je suis 100% ou 1000% que ne bu ñu teree nit ñi ñuy dem di def campagne déguisée parce que campagne électorale bi tijjeeguñ ko noonu nañ war a teree benn Ahmed Ndoye muy toog bët set di campagnal boppam wala muy xarab candidat sortant bi pour moom mën a xàllal boppam yoon. parce que candidat bi du am possibilité ñëw def réplique wala ñëw di défendre bilan loolu mën naa ko d'accord. mais kantaan nag Ahmed dootul def liggéeyam parce que candidat la alors que le maire sortant par exemple mu ngi liggéey ci benn agence wala ñu ngi ko jox poste DG feneen saa yu xëyee dem def liggéeyam
bu wàccee dem defi campagne électorale am pour man c'est injuste. waaw pour man ñëpp a war a yem quoi. man bi ma koy doog a dégg je croyais franchement que amuñu droit di def campagne ci seen i émission wala ci seen i rubrique mais arrêté leen seen émission ak seen i rubrique parce que campagne dafa jot a candidat ngeen loolu moom je peux pas le comprendre. est-ce que jàpp nañu tamit ne buñ leen ko teree comme ni nga wax man je suis d'accord avec toi waruñu leen wax nañu bàyyi liggéey bi mais comme buñ leen teree ne leen bu leen campagne ci seen rubrique xam nga sénégalais ñëpp xam nañ ko mën nañ jékki saay campagne te duñ ko tey est-ce que jàpp ñu loolu moo tax ñu tere leen ko définitivement. ñu teg leen daan comme ni ñu daan def. boo amee beneen coow la indi. si man personnellement je suis d'accord avec la Sénégal loolu sama avis la parce que dafay mujjee nekk abus de pouvoir parce que en tant que journaliste waroo sax toog ba ñuy xam fan nga féetee waxuma laa ngeen da ngay campagne mais léegi da ngay toog ci plateau même bu nekkee posé woo candidature mais damay toog di défendre nguur gi di wane carrément sama position wala may défendre opposition bi di wane carrément sama position alors que du loolu lañ ma fa tegee li ma fa tegee mooy def sama liggéey tëddee njaaxaanaay ba ñëwoon na fi ma far ku nekk am nga xol am nga fi nga far mais tey nga farak Macky Sall toog ci plateau Babacar bu waxee soo boole nekkee may rey sama bopp di yóbbu ci plateau bi di wane fi ma far ba ci xuloo kee di sama collègue donc man je me dis que c'est trop man déjà am na émission yoo xamante ni sax am na émission yoo xamante ne dama laay faal di rey am na émission yoo xamante ni sax man je cautionne pas da ngay gis koo xamante ni day toog di def émission war a wax ci mbënn mi jàpp nguur wala Macky Sall mel ni Macky Sall moo tudd inondation wala war a wax Sonko jàpp en fait dafay mujjee nekk je sais pas benn abus de pouvoir wala benn ëppal parce que tey bu nekkee candidat nga am benn opportunité boo xamante ni yow tu as l'opportunité d'avoir le micro alors que ce adversaire moom il n'a pas l'opportunité d'avoir le micro yow même bu nekkee ñële lañ ko joxoon bopp sax peut-être yow chaque jour maanaam yaa ngi nekk ci nopp nit yi di wax même bu nekkoon tey ñu ngi woon fale yaa koy ëpp benn chance bi mais chance bu malhonnête lay nekk parce que du nekk chance boo xamante ne dafay honnête parce que demoo nga campagne comme moom ni muy sonn yow tu es là devant ton micro di campagne di wax lu la neex man moom je suis tout à fait d'accord ak li CNRA décide des fois nga déglu revue de presse sax nga war a déglu information mais Macky Sall nga fay dégg man de sama gis-gis mooy ni que boo xoolee ñaari côté yëpp li nga wax ak li amee wax ñaari côté yëpp dëgg la am li tax mooy déjà à la base il faut ñu fàttali lan moo ñu tax a jóg liggéey bi la moo tax ñu dugg ci c'est-à-dire que éthique ak déontologie waruñu di ko fàtte ci suñu liggéey mais aussi dañu war a di neutre ci yenn situation yi tey en tant que journaliste wala en tant que même présentatrice wala animatrice c'est un choix da ngaa opter pour communiquer donc waroo fësal fan nga far léegi nag boo toogee ne askan wi moo la tax a jóg askan wi moo tax ngay liggéey dañu war a gis ci sa liggéey mu équitable tey bu nguur gi defee lu baax nga nangu ni li mu def baax na bu subaa bu defee lu bon nga nangu ni li mu def baaxul mais boo toogee ba nga xamante ni dañu xam yow fi nga far là ça cause problème léegi nag li tax benn part tamit d'accorduma à ce que ñu ne seen liggéey bu ñu ko exercer ci mooy li Ahmed wax c'est leur gagne-pain mais hormis ça tey li tax moom mu jël décision bi c'est parce qu'ils sont contre le pouvoir ou quoi parce que am na si ñoo xamante ni aussi ñoom ñi ngi toog def seen ay émissions mais ils passent leur temps à défendre ki nga xamante ni mooy le président de la République Macky Sall qu'on le dise am na ci journalistes yoo xamante ni da ngay xam ne ñii ils sont carrément APR donc loolu yëpp boo ko xoolee muy si kaawu Ndoye Bane ak ki nga xamante ni mooy Ahmed Aïdara ba si ñi nga xamante ni dañoo toog ba ñun ñëpp mënatuñu laam-laame ni kii pouvoir la fi nekk loolu je pense que ñoom ñoo ko war a xoolaat saytuwaat ko et puis seen liggéey ñu def ko avec professionnalisme ba nga xamante ni boo toogee di wax askan wi xam ne askan wi rek a la ñor et li nga xam ne moom nga bëgg a dund personnellement après loolu c'est autre chose il faut juste faire la part des choses. fekkoon ne capable nañ pour def ko ku noonu jàpp naa ne problème bi du am malheureusement aussi que quoi que l'on puisse dire benn côté dina dem ba ñenn ñi ñooy yóbbee ñi nga xam ne waruñoo loru ci wàll wi sax nag ñu ci loolu moo nekk problème bi nga xamante ni à chaque fois bu ñuy tranché rek dafa am koo xamante ni moom liggéeyam mën na ko exercer ak professionnalisme malheureusement dafa am koo xam ne problème boobu moom lay am léegi nag ki am problème boobu nga xam ne dina mën a def équilibre wala di respecter li nga xam ne moo di charte bi ko métier laaj moom mooy indi de sorte que donc certaines décisions il va falloir que ñu jël ko et man je trouve que ni aussi dañoo jëm ci campagne yi nga xamante ni parfois la majeure partie ñiy def seen li nga xam ne moo di seen publicité pour lu ñëwal ñoom ci seen jëm bopp seen candidature ak nañ ko bëggee yëpp fenn rek lañ mën a jaar
mooy canaux yi nga xamante ni moo fi nekk soit rajo wala mu nekk journaux wala mu nekk télévision yooyu moo nekk li nga xam ne mën nañ ko utiliser d'habitude mais quand naa nga gis benn koo xamante nii parfois moom ci média lay yëngatu nga ba ko ca fa mu nekk en même temps mu nekk candidat man dama jàpp carrément que ni loolu yaa ngi koy may beneen opportunité de plus par rapport ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal mais de l'autre côté aussi problème bi fan lay nekk mooy que am na koo xamante ni moom leer na ko ne leer yàlla ne moom avec professionnalisme moom lay defee li nga xam ne mooy métier amul dara loo xamante ni mën na ko yóbbee de sorte que mooy jël ci biir liggéeyam di ci sax nag maanaam jéem a dugal loo xamante ni mooy bokk ci wàllum candidature donc malheureusement pour lui mais tamit nag man je peux dire que ni heureusement que décision bi di wàcc pourquoi parce que bu dul dara tamit mën na jox benn leçon de sorte que ñenn ñi yëngatu ci wàllu média ñi war a xam ne la ngay liggéey waroon mën a bokk ak mébét ba xam ne da nga koy am ci beneen côté donc il faut apprendre minimum que ñuy def la part des choses jéem a respecter li nga xam mooy sa métier ak charte yi mu laaj mais de l'autre côté aussi ñi nga xamante ni ñoom tamit ñoo war a amal li ni mel mënoon nañoo samp sax benn kuréel boo xam ne au moins day saytu ka ni lii kat dinañ ko gëstu bu baax a baax xool ko bu fekkente ni yow yaa ngi ci yëngatu ñu gis ne yaa ngi ko utiliser pour des campagnes pourquoi pas ñu jël ay daan teg la ko immédiatement yow nga dégage nga génn ñi nga xamante ni defuñu ko mais ñu bàyyi leen parce que ci la ñuy daan seen doole di ci gis seen bopp ñoom ñu mën a wéy seen liggéey mais en même temps aussi mën a am lu ñu yóbbu seen njaboot man je pense que ni ñoom peut-être seen xel yeggul foofu mais war nañ mën a xoolaat càmbar bu baax a baax s'il le faut aussi ñu delluwaat ginnaaw bu baax a baax pour xool décision bi ni mel parce que mën na ñoo xam ne mën na leen gàllankoor indi leen sax jafe-jafe ci seen wàllu liggéey. parce que dañ mën nañ utiliser sax la mu ëppal dañ ciy xaw a ëppal da ngay gis koo xam ne day am invité boo xamante ne ñoo bokkuñu parti mu en fait émission day mujjee mel ni teesante lay nekk wala xuloo wala leneen alors que non mais imagine nga soxla géejawaay nekk ci benn plateau ñi invité sa morom boo xam ne géejawaay la samp moom tam nekk candidat wala ku soxla Dakar Pikine yow nga dëkk Pikine nekk candidat ñu sox invité encore koo xam ne Pikine dëkk nekk candidat débat boobu nu muy war a mel yomb en tout cas dañu war a wane professionnalisme ci seen liggéey encore une fois ñoom ñaar ñi ñu ciblé boo xoolee c'est pas des journalistes non en fait boo gisee tamit ñoom ñi wax ko dee tamit bu dee ne ci Ahmed Aïdara la on le voit bien parce que jàpp nañ ne mënul am neutralité ci liggéeyam te ci campagne la ñu jëm peut-être que CNRA foofu lay xoole parce que neutralité bi nga xamante ni dañ aaye nit ki aaye ko moom mu wax ci côté boobu du nekk lu yomb man je pense bien que ni waxuma ne mënu ko mais jàpp naa ne du nekk lu yomb est-ce que du CNRA loolu moo ko jël loolu décision bi ni mel que mu généraliser ko loolu nag tooñ la parce que bu fekkee dafa am ñu mu concerné war nga mën a surveiller directement très bien nga même s'il le faut sax nga wax ak ñoom na leen nangam ak nangam bi ñu moytu ko léegi nag suñu débordé nga xool li nga xam ne moo war a nekk suspension bi nga ciy jël ñeneen ñi nga xam ne concerné wu leen aussi nga xam ñoo mais boo généraliser parce que am na ñoo xam ne kese ñoo koy def da ngay tooñ bu yàggee. foofu lay mais est-ce que bëri nañ présentateur wala journaliste yi nekk candidat est-ce qu'ils sont pas deux. kii bi ñu fi invité woon Bachir Fofana il est journaliste mais moom mu ngi jëm yëngatu ci ay wàllum communication yooyu moom tam dafa bëgg a nekk candidat te bari na ñeneen ñoo xam ne y a un certain journaliste aussi jàll moom tamit. en tout cas la vie c'est un choix. est-ce que bu ma waaye ma jël 15 millions mais dama koy déposer quoi maanaam. yow ko pari yow nañ dem. foofu laa bëggoon waxee. la vie c'est mën nañ la jàppale. non mais dama ko ci dul def. non mais ñu dañ leen ñu ci bari. soit dañ leen di financer nekk candidat lu ma ko jaral. la vie c'est un choix bu nekkee tey def nga ba am caution boobu 15 millions wala am na ay localités yoo xamante ni c'est 30 millions donc yaakaar naa benn salaire boo xamante ni. peut-être non mais man 15 millions ma defar Sébikotane c'est-à-dire lu tax ma war a jël 15 millions joxe ko pour ñu fal ma pour ma mën a defar maanaam man boo ma joxee 15 millions jarul nga may fal. ma defar ci dëkk bi je te jure. 15 millions pourquoi ma war a jël 15 millions maanaam di ko joxe pour ñu laaj ma pour ma mën a toog pour defar loolu nekkatul defar. am na yow 15 millions yow loo ci mën a defar nag yëpp 15 millions boo si jëndee benn mais justement li moo ñu tardé. non man 15 waxuma la mënoo defar dama ne loo ciy defar laa bëgg. 15 millions man. waaw maire yi nekk ca dëkk ba. ma formé leen jox leen ay appareils légumes yeeg fruits yi fay génn di yàqu ñu ciy def transformation locale. jeunes yi nekk ci camions yi di ci liggéey ñu koy distribuer tout le Sénégal. dëkk ba 15 millions naanaan bëri na sax. waaw wàññi naa ko ba 10. yow kay fi waa dëkk ba ñu ngi lay déglu xam nañ li may wax. ñaata yoon lañu am ay financement yoo xamante c'est moyen de ça ay maire ngi ciy liggéey di ci tedd suñ ci doolee 15 millions yi dañuy ñëw gën koo ñoŋal nañ am ñaari oto rek yuy distribuer bu ñu defaree fabrication. mu jeex tàkk transformation locale bi mango yeeg xaal yi yàqu. mu jeex tàkk. chaque année mu yokk. yow mii sa gis-gis am na solo de. laajal mairie lu tax ma war a toog pour defar il faut ñu dem Sébikotane. parce que 15 millions bu defar localité boobu. non du loolu sax mais li mu wax. non mais yow da nga yaakaar ne 15 millions yi 15 millions rek lay doon tamit.
waaw mais du màgg li ma la wax dafa leer waaw, maanaam mais day 15 millions yi lay financement démarrer la. waaw chaque waaw. année mu jur muy muy yokk jokk di dëkk yokk bi naat dëkk bi naat balaa 5 ans mandat bi jeex dëkk bi naat maa la ko wax. waa ji toogoon ci maire bi ñu romb ko fa ñun di C'est liggéey une leneen vision. parce que tey boo defee benn financement ne leen jël leen lii ngeen def ci nangam ak nangam ëllëg mu jur li yow gis naa ne jàmbaar nga. gars yi saa yi jëng gars yi ñun taxuñu leen a jóg gis naa ne jàmbaar nga. général daal rëkk na ndigg yoo xam ne moom vraiment ñun buñ amul micro dañuy feebar. laay laa suul gaz du ko teree xeeñ. am na journaliste bàyyi leen Ahmed bàyyi leen man maa tudd tur. mais day liggéey wax ñoom ñaar ñoom duñ journaliste mais day liggéey journaliste la quand même. mais day liggéey Am na dañuy liggéey journaliste rek bien sûr dañuy liggéey rek ayca ñi dem ci beneen journaliste ponk. mooy lan c'est-à-dire journaliste c'est comme si dafa am ñu mu joom man loolu ma jaaxal ci réew mi quoi déedéet loolu mu jàngee journalisme. Ahmed Aïdara waaw. Ahmed Aïdara moom ki fële la génnee ci formation bi ñu doon def fële Pikine ba tijji woon si ak canadien yeeg Belgique yi ba tijji si woon Oxygène FM ñoo ko formé ba mu am diplôme looloo ko def ah c'est bien. bu baax la. ayca ñi dem ci beneen ponk bi Ahmed ba léegi daanaka ci benn kër gi rek lay desandi waaye nag laataa loolu waaw bàyyi ma jógee fii Mbaras Ndeko ci kër waaw gu sonal mag nga tibb tànk de demal feneen. non non Zik FM la ñuy desandi waa D-Média fa la ñuy desandi yow parce tey que buggaan nga xëyee. waaw tey ñoom laa xëy non bugaan maa ngi doog ko xëy la ñu doon wax du bugaan maa ngi doog ko xëy D-Média parce que